Maodo Mansour Diop dañu koy tàmbalee ak génnuk ni ki tey ci suba ñii di syndicat bi ëmb liggéeykat yu hôpital Aristide Le Dantec ñoom nag wax nañu ne ngir sàmm seen patrimoine boobee di hôpital ba ak gestion bu ñoŋ soxal personnel ba fay yëngu ci diirub ba ñuy amal projet construction boobu lekk hôpital collectif bi nag fas yéene déroulé ay série d'activités bokk na ci ab toogaay ñaxtu marche nationale daal nañ koy waajal itam soxal membre collectif boobee yëpp ñu teewlu si Ajaratu Aïcha ñi ngi Babacar Sow ñoo leen seeti woon. sonn nañu lool ci woo nguur gi liggéeykat yu l'hôpital Le Dantec ne xeex bi dañ koy wéyal. dose bi la ñu yokk tey te dose bi sànq état bi réagir dañuy xëy di ko yokk lu ne mën na cee am bàyyiwuñu dara waaw bàyyiwuñu dara parce que hôpital bi ñu nag kenn du ko sacrifier di sacrifier personnel bi ñun personnel bi rek la ñu am moment bi may waxee yow personnel bi xamul fan la jëm nga foog ne ñi dañuy tabax un état responsable. malade yéen fa fekk ne dañ leen di jàppale. ñu man ànd naa si ndax amuñ lu ñuy fayee beneen hôpital fii nu mu di mel rek ne ñu yërëm wàññi fay bi seerul buñ ko dindee ñun malade dañ leen sonn. ci beneen wàll bi liggéeykatu Le Dantec yi ñu ngi woo askan wi xeex bi duñ ci wéet. bés ni ki tey dañuy jël dañuy yokk dose bi yokk nañ dose bi chaque jour dañuy sitting chaque jour di xaar nag ban engin moo fiy dugg ban catapillard moo fiy dugg ba ñu jàmmaarloog moom. ba pare ñu ngi woo askan bi tam dinañ xamal ne am nañ marche nationale kenn waru leen jiitu ci combat bi. bu nu sukkandikoo ci liggéeykat yi ñu fekk l'hôpital Le Dantec mer nañu ba futt ci li leen état bi ñàkk leen a fulaal terewul seenub xeex dañ koo gën a dëggal. Serigne Saliou Gueye seen patrimoine la ñu bëgg sàmm ñu ne lank ndaare rax ci dolli ñu jaay ñett ci hectare ci superficie hôpital bi ban jàngat nga mën a def ci bile situation. Mohamed gis nga projet bii nga xamante ne moom la ñu def ci hôpital Le Dantec. dafa nekk loo xam ne leeragul ci bëtu Sénégalais yi jusqu'à présent. même travail yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk. tey dañuy wax ne li nga xam ne état bi moom la leen waxoon ne moom lañ fay def finalement dafa am leneen loo xam ne méngoowul ak la nga waxoon ne auparavant moom lañ fay def. te ñoom dañuy jàpp ne la nga xam ne moom lañ jaay tey ñenn boo leen interroger dañ ne ay clinique privée lañ koy def boo xam ne ay clinique privée yoo xam ne dafay dend ak encore en même temps le reste de l'hôpital tey li nga xamante moom lañ fay dindi di ko jaay actuellement ñii ñoom. ils ont quand même c'est-à-dire dañu tiit seen avenir. parce que ñoom jàpp nañ ne bu ñu leen jëlee ci service yooyu tey ñoom fan lañ leen di dugal. xam nga wax ji moo di hôpital bi niñ ko bëgg a accélérer njaay mi c'est-à-dire dans des conditions nébuleuses c'est-à-dire loolu moo ëllëm xelu Sénégalais yi. tey fi ñu toll nii koo laaj Sénégal wala léegi mënuñu wax ne clairement état bi hectares yooyu nga xam moom lay jaay. tey lii lañ fa bëgg a def lii lañ fa def te lan la war a duggee ci parce que bu fekkee ne dañu bëgg a financer hôpital bi. mais l'État quand même a des moyens pour financer la reconstruction de l'hôpital Le Dantec. état bi ba mu bëggee def tour RTS. il est allé trouver 33 milliards. ba ñu bëggee wuti terre bi dem nañ wuti un financement ba ñu bëggee tabax stade bi en un temps record on a cherché 155 milliards. donc su fekkee tey dañu am un projet de reconstruction de l'hôpital Le Dantec état bi quand même am na foo xam ne war na fa wute ay moyens sur le marché financier ba tey bu ñu demee comme aujourd'hui on dit que la signature du Sénégal est crédible. Sénégal kay war na mën a def ay levée de fonds yoo xam ne tey war nañ mën a tabaxaat hôpital bi. mais li nga xamante ne moom la ñuy doxalee nii. actuellement leerul dans la tête même des travailleurs. moo tax ñoom aussi puisque ils ont un peu peur de l'avenir parce que xamuñu actuellement ñoom fan la leen jëmee su fekkee ne services yooyu dañ ko faa dindi. moo tax ñuy radicaliser nii mais baax na lu mel ni su dee am ci réew mi ñu leeral Sénégalais ne en réalité lii la ñu jaay lii lañ fa bëgg a def travailleurs aussi fii lañ leen di dugal. su boobaa xel dina mën a dal mais su fekkee nag ñooñu dañ leen a bëgg a jëriñ services yooyu te waxuñu leen fan lañ leen di redéployer. loolu moo indi seen yëngatu bi. Serigne Saliou Gueye beneen intersyndical bi la yoon bi ëmb liggéeykatu Sen'Eau yi ñoom fas yéene nañu décréter ñetti fanu grève doore ko niki ëllëg ci àjjuma ji ca noonu itam ab assemblée générale lundi prochain fas yéene nañu ko taxawal dogal bi nag jël nañu ko ginnaaw gi ba ñu seetloo ne waxtaan amatul benn yoon ak direction ba loolu itam lañu jàpp ne ñoom intersyndical bi du dëgg du yoon ci niki tey ma ñoon amal ak janook woy taskatu xibaar yi gën nañu bejji seen ay jafe-jafe te am mbégte lool seen premier mot d'ordre bi ni ko seen i naataango daal di toppee ci téeméer boo jël juróom-ñetti fukki ak juróom yi nday xarit Camtal ñu yokkal leen seeni salaire rax ci dolli daal di gën a ñoŋal
seen anamu liggéeyikaay loolu nag la ñenn ci ay liggéeykatu Sen'Eau di sàkku mu nekk ab grève boo xamante ni SATES UTIS ñoo ko daal di tàmbali boobule intersyndical nga xamante ni nag ñoo gënoon am doole ci élection wu délégué du personnel bi te ñaari syndicat nekk ca yeneen ñetti syndicat yi ñoom daal di wuñu nag topp boobee grève ndaxte kat la ñu gis moom moo di ne motif bi ñu joxe dafa daal di oyof loolu rax ci dolli nee ñu ñay grève dañoo am ab doxalin bu ñuy nëbb loolu nag terewul niki tey ji ci alxamis ji ay délégué wu personnel yu bokk ci SUTES daal di ñëw fekk ci seeni morom bu ñu sukkandikoo ci Mouhamadou Rassoul Mbaye mi nga xam ne ab délégué du personnel la nekk itam représentant wu personnel bi foofee ca conseil d'administration bu Sen'Eau tey ci alxamis gi sax nag intersyndical bi daal dinañu rafetlu bilan bi nga xam ne moo tukkee ci seen plan d'action bi ñu mujjee def dañu tàmbali woon ko altine ñuy xamle nag ni niki suba ci aljuma ji dinañu dabbalaat ñetti fanu grève yoo xamante ni danañ ci toftal ab assemblée générale niki lundi benn fan ci weeru août. Ndeye Khady Thiam Tall jërëjëf sëñ Saliou yokkum salaire la ñuy jooy à l'image d'autres travailleurs yi nekk ci yeneen secteurs yi ñu ngi xel mi ngi dem ci ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci ministère du commerce alors est-ce que sama laaj ba day ñëwaat rek état attan na secteur bu nekk wala kër gu nekk ñu yokk sab salaire. waaw xam nga état moom toujours day xool ci ay possibilités am. c'est en fonction des possibilités financières de la portefeuille état bi ci la ñu mën a yokkee salaire liggéeykat yi. mais xam nga liggéeykat boo gis aussi. toujours da nga bëgg loo xam ne c'est-à-dire lu lay yokk te gis nañ ne temps yi ginnaaw am na secteur yoo xamante ni même su fekkee ne aussi c'est au niveau de la fonction publique secteur yoo xamante ni gis nañ ne am na fa ay augmentation de salaire yoo xam ne am na fa je prends notamment dans le domaine chez les enseignants le secteur de la santé aussi ñoom ñi ngi doon yëngatu ci ginnaaw wax nañ leen yokkal tey boo gisee waa Sen'Eau yi ñoom tëb ne dañu bëgg ñu yokkal leen 40% ci seen i salaire xam nga loolu 40% mën naa wax ne presque xaaju salaire lañu bëgg ñu yokkal leen ko mais loolu même su fekkee ne mënul antu aussi je crois que li ci war mooy état bi dañu war a ubbi ay plage de discussion du moins ñi nga xamante ne ñoom lañ ko seqal muy seen direction yooyu ñoom dañu war a mën a toog ñu waxtaan ak ñoom li bon mooy ay travailleurs bu ñu dee yëngatu direction yi c'est-à-dire ils font le mort c'est-à-dire dañ leen di neenal duñ leen toppatoo bu ñu demee nag ba nga xamee ne toll nañ foo xamante ni ci grève yi mu ngi commencé lor askan bi ñu door a commencé réagir ñoom déjà décrété woon nañ deux jours de grève nee nañ ça a été inefficace mais xam nga mën na dem ba instant boo xamante ni nit ñi dañ ko parce que ñoom dañu yore secteur boo xam ne dafa nekk secteur bu névralgique mooy le secteur de l'eau donc lépp lu ñu mën a am moo di ñoom war nañ mën a toog waxtaan ak travailleurs yi wax li mën a am ak li mën a am ak ba pare daal di jël benn planning ak benn échéancier boo xam bés bu dee am aussi ñoo ne ci échéancier bi ci la mën a am muy loolu aussi mooy dans d'autres secteurs muy le secteur du commerce mais nag xam nga aussi travailleurs yi bu ñu gisee ne tey ñun suñu homme politique yi de plus en plus am na xaalis boo xam ne ñu ngi koy jël di ko jagleel parce que boo déggee temps yi même ci élection yi mais xaalis bi mi ngi daw lu jeex da ngay dégg ñu ne diw génnee na xaalis financé na tàng financé na les gens vont se dire que donc état bi aussi xaalis am na fi comme que nag ñoom jàpp nañ ne xaalis mi am na fi à bon droit dañuy revendiquer pour ñoom aussi ñu yokk seen i payoor mais lu ci mën a am daal moo di nguur gi nañ toog waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéeykat yi direction aussi yi nañ toog waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéeykat yi suñ ko defee rek su boobaa déggoo dina mën a am. Hadj Mansour ay liggéeykat lañu bëri na ci secteur yu nekk maa ngi koy fàttali sànq ministère du commerce liggéeykat ya fa nekk ñu ngi sàkkum ñu yokk seenu salaire Sen'Eau également seenu grève bi loolee ko sabab est-ce que aujourd'hui état mënta waxtaan ak ñoom bu dee gafagam mën na ko ñu xool naka lañ leen koy defalee ngir ñu mën a dakkal seeni grève yu ñu nekk. damaa foog ni état daf caa amul mën-mën. wala mu am ci kantan wala mu am sañ-sañu weñ loxo. ci li ma foog xam nga waa service du commerce. seen situation jëkkewul tey dañoo dem ba dee ñoom soog a wax. boo ko weddee demal ci seen logement yi nekk ci gox-goxaat yi. services départementaux yu commerce yi. wala services régionaux yi. dund bu am solo. seen taax yi màgget na seen bureau yi màgget na seen oto yi dëkkee paan. te ñoom jamono ji lañ leen soxla. mais li tax ñoom seen nekkin amul solo bu baax mooy marché bi daa mel ni moo lu dagg amul contrôle. donc am ay éléments yuy jàng yu qualité defuñu politique di contrôler marché bi ak commerce bi ni mu jaadoo arrangé wul nguuru politique. moo tax ñoom seen grève bii nii mën nañ cee bañ a am gain de cause. parce que li ñuy def yoonu nguur gi nekku ci politique doo nga leen ñor bu waa Sen'Eau bi nag dafa am beneen jàngat boo ci jàngat bu gën a xaw a doy waar xam nga liggéeykat bu tëb demandé 40% d'augmentation ci salaire. parce que xam na ni entreprise bi mën na ko. lan moo tax entreprise Sen'Eau antan à l'espace 2 ans. ay liggéeykatam di ko demander augmentation de 40% de salaire. loolu mooy wane
dagg gi Sen'Eau di dagg bopp consommateurs yi. kenn umpalewul ni facture ndox léegi moo gën a cher bu courant. moo lay wan loolu jaaduwul, xel mënu koo nangu ñu koy jàmbat nguur gi noppi te Sen'Eau ay engagement am defu ci dara. ndox mi doyul, ndox mi amul qualité. pompage filtre bi ñu war a def ndox mi laajal techniciens yi nekk biir Sen'Eau. bisa ngay ñëw bu ñu jiwoon ak direction daañu def déballage daañu vilipender gestion bu bon bi nekk biir Sen'Eau. mais fi may jeexale maa ngi dànkaafu gis nga bi ñu waaj a def from de l'eau bi woon fii am na ay benn waa Sen'Eau corrompu yu génnoon di attaquer liggéeykat yi mel ni kuy insulté waale population bi yombal ndox mi, jagal ndox mi, baaxal ndox mi. xam nañu seen bopp bu ñu génnaatee cette fois-ci daañu leen vilipender ñoom, daañu leen sab boo xam daañu xam ni askan wi leen gënal seen bopp. seen intérêt yooyu ñuy jiital di attaquer seen naataangoo yu liggéeykat ndax li ñu leen bokk ci direction yi ak li ñu bëgg place bu baax bu taxee ñu génn cette fois-ci di sacrifier askan wi dina leen coûter cher. non seulement benn presse du dem seen rencontre waaye bu ñu génnee daañu xam nañu seen bopp, xàmmee nañu leen, seen éléments yi jàlloon nag am na ci kenn koo xam fii laa ko tàkkale woon ba muy miir. ñu ngi leen toog di xaaral parce que Sen'Eau li mu teg waa Sénégal duñ ci yokkaat ab liggéeykat di daganal li mu def. mi ngi noonu Hadj Mansour ñu dellu waxaat ci jéye ji amoon ni ki dem ca Médina ak dal benn immeuble daal di daanu ci ñaar ci ay nit ñu ñàkk ci seenug bakkan ni ki tey suba nag xëy na